bonjour chers téléspectateurs de la VF TV Dakar national et international mbégte la ñu am di tàmbali ak yéen seen émission comme ni ngeen ko xamee ni ko madame Khar daan tàmbale mooy seen émission politiquement destinée daan am fii ci VF TV Dakar tey nag gis ngeen ni madame Khar nekkul ci place man mii maa ko fi toogal en tant que le nouveau DG de la VF TV Dakar ma leen wax nag dina dellu soit fii ak ci kanam lu yàggul dara xam naa ni nam ngeen ko lool mais dafa absenté tout simplement pour une raison personnelle te loolu ngi ci kanam te dañ ci gën a leeral mais tey gis ngeen sa fléau bi nga xamante ni lëmbe na àdduna bépp njiit rek alors fléau bi jommal na la moo xam état nga moo xam président nga moo xam buur nga moo xam bummi nga moo xam loo doon ak foo nekk ci àdduna bi maase na tiital ñëpp ñu ne nag faw ñu ndargal ci ay waxtaan yoo xamante ni dinañ ko am ak soi-disant ay ustaas yoo xamante ni dinañ ci xamle jamono yonent bi naka la mbas bi naka lañ ko déggee alors bu fekkee it li nit ñi di wax naan côté xeex la jëmee jógee ci côté Chine jëm ci wàllu dëkk bi ba pare tas na ci ëpp waaye li ma ci jaaxal tamit loolu laaj dafa taxawaat ndax gis nañu it bu fekkee it ñoom tamit genre xeex la it ñoom ñoo ci ëppale ndax ñi dee ci ñoom kenn mënu ko compter waaye nag yéen ñuy seetaan fii may wax ak yow en direct ci VF TV Facebook via Twitter voie Instagram yéen ñuy seetaan actuellement fi may wax ak yow partout dans le monde entier en tout cas bépp application boo xamante ni rek ak ci webcam bi lépp rek yéen ñu ciy seetaan en direct te dinañ gën a yegg si fi mu nekk VF TV Dakar fi mu nekk elle est aujourd'hui au niveau partout mi ngi raison dugg tàmbali nay dugg ci réseau câble yi te dinañ gën a alors satisfaire ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy seetaan fu ne bu ñu sañoon ñëpp manque du ñu seetaan ñu ngi ñëw ci raison yi ci réseau câble yi ñu ngi ñëw d'ici bientôt bu ci yàlla àndee TNT bi moom moo nekk ci xel bu ñëpp te dinañ ko nationaliser incha allah rabbi mais gannaaw sunu leeral képp ku ñuy seetaan ak fi ñu mën a seetaanee dañuy jàll directement présenter leen ki nga xamante ni moo ñu wuyu ci tey di ab oustaz boo xamante ni ñëpp xam nañ ko alors ci wàllu sensibilisation ci xam-xamam ci nit ñi niñ ko déggalee ci respect bi nga xamante ni jox na ko l'islam wax na bu lu ni mel xewee alors ñu daal di koy fekk ba fa mu nekk indi ko waxtaan ak moom ndax mu gindi askan bi oustaz gannaaw suñu nuyoo ñu ngi lay permettre nga présenté wu. nuyu yéen ñi fi fekk itam yéen ñi nga xamante ne da ngeen ñoo doyloo ba woo ñu ci waxtaan bi nga xamante ne njariñ ngeen ci bëgg pour bokk itam ci ñi nga xamante ne dañuy xeex ci li nga xamante ne dal na ci suñu kaw kenn ku nekk jël moyen bi nga bëgg bi nga mën a xeexee muy kenn ku ci nekk ngànnaay bi nga am rek moom nga yóbbu ci guerre bi di ñaan nag guerre boobu yàlla nañ ci am ndam ba li nga xamante ne moo ñu gane si yàlla na joxe gannaaw dem lii itam ñu ñëw faskee ci waxtaan ak yéen ci sunu domaine mooy que l'islam bi nga xamante ne gëstu nañ ci donte dajaluñu lépp waaye gëstu nañ ci jaar ci itam ci jaar-jaaru mag ñi ak ñoom ñu doon dundee bi mbir yu mel ni ñëwee ci ñoom naka lañ ko dundee woon kon ñun tam bu fekkente ne ñun dañuy roy ñooñu war nañoo xool naka noonu war a dundee loolu ak adopté ko ci bii pour mën a mucc ñoom nañu mucce woon kon pour l'instant daal nuyoo bi moo nekkoon ñëw di présenté wu ak yéen di ci amit kontaante lool di wax ne daal lii kontaan nañ ci oote bi kon daal ñu ngi seen disponibilité ba lu ngeen ñu ci laaj duñ ci mën a tontu incha allah di. oustaz ñu ngi lay nuyuwaat bu baax moom mooy oustaz Mansour ñu gën ko xam ci oustaz Mansour carax waaw gis ngeen rek ngir rek indiwaat yeneen leeral yoo xamante ni dinañu mën a may jullit bu ci nekk fépp foo mën a nekk xam ni Seydina Mouhamed lii mës na ko dal ci ay jamonoom waaye nii rek la ci waxtaan ak moom siira jàngane na ko l'islam jàngane na ko waaye it alxuraan indi na ay feebar yu bari yoo xamante ni ay ci biir alxuraan am na lu koy saafara waaye bu fekkee ni dem na dañuy dimbali ci waxtaan bi directement nag duñ ko sax raay mu mel ni état am na waaye communauté islamique aussi am na te ñoom ñaar ñooñu ñoo sëkk li nga xamante ni mooy suñu giiru dund naka la ñuy mën a gisee état de droit boo xamante ni actuellement booy gis oustaz amatul fit sax jóg wax ci l'épidémie bi ndax jàpp nañ ni bu ci waxee day gestionné wu ci côté ñaan te nee na ñaan pour l'instant ce n'est pas pour le moment ñu koy exiger aux populations sénégalaises puisque jàpp nañu war na ko mën a faj en tant que oustaz ak li ñuy doxal jamono ji est-ce que répondre na d'après ak Seydina Mohamed li mu jàngale. foofu moom li may ànd ak état bariwut waaye fii moom dinaa fi ànd ak état gis nga ñaan dafa am lu ko jiitu da ngay sabablu ba pare li nga war a ñaan mu jóge fi am na lu ko jiitu ndax ni mu ñëwee daf noo bett nun ñëpp li jiitu nañu fexe mu taxaw ba arrêté ko doo ko gëstu nag càmbar lu koy faj ak yan ñaan la ñu ko war a ñaana pour mu jóge fi waaye loo xamante ne vitesse bi muy daw dafa gaaw bi muy ñëw daf la bett fekk na parewuloo dara ñu ne la nañ leen bàyyi ngeen dajaloo ñaan seen dajaloo googu ragal nañu sax mu jur lu may doole feebar bi
kon li jiitu mooy dellu ginnaaw tuuti li ñuy wax reculer pour mieux sauter il faut que ñu am benn recul pour réfléchir bu ñu xalaatee ba pare indi résultat bu ñu affronter feebar bi rek tëj nag en tant que musulman man yaay oustaz mais en tant que musulman war nañoo quand même sensibiliser nit ñi mais le fait de fermer les jumaa quand même. lan nga ci bëgg a xam parce que foofu dafa am benn point bu sensible ki fermer juma xeexul l'humanité déedéet ñun ñi di ñëw ci juma yi après bul fàttee ñooy dellu ci kër yi bu ñu delloo ci kër yi suñu soxna suñu njaboot yi suñu doom yi ñooy dem ci école bi suñu soxna yi ñooy dem ci marché bi ñoo ko fay jëlee indi ko jox ñu ko ñu yóbbu ko ci juma yi wala jàkka yi bu fekkente ne ñooñu amuñu ko woon ñu tas ko foofu mu gaaw bu ñu ko def affaire u tarixa buñ ko def affaire u gëm-gëm egseegul ci affaire u ngëm-gëm loo gis luy dox dafa am nu muy doxee Serigne Touba maam El Hadj Malick xeex nañu li ñu war a xeex dem beneen xeex daf fi des fii il faut aussi itam ñun ñu taxaw benn taxawaay nañu xool lan moo tax mu tëj dans la vie il faut pourquoi balaa ñuy attaquer jàkk yi rek mu rëy tëj nañ jumaa yi rek nga ni juma day xeex l'islam tëj nañu église nga ni dafay xeex christianisme yi non bu ñu duggagum foofu il faut aussi itam ñun ñëpp ñu réfléchir fenn mooy pourquoi dañu ne nañu tëj jàkka yi ñu ne pourquoi ñu tëj jàkka yi dinañ am réponse boobu nag ñu jéem ko adopté aussi itam xam ne feebar bi am na foo xam bu fa tolloo jàkka yi du ko faj bu ma kenn wax ne ma l'islam wala yàlla xare Uhud dammuñu ba ñu yenent bi salaay salaam yàlla seetaanu ko mënul woon téye ki ko ka doon xaañ malaaka yi ñëwoon xare Badar ba doon rey ci yéeféer yi malaaka yooyu est-ce que nekkuñu fi woon pour songu pour ka bëggoon a néewal doole di gaañ salaay salaam mu damm boppam lu tax yàlla seetaan ñu gaañ ko daf ñu bëgg a jàngal ka ne mbir am na foo xam ne bu fa tolloo du yàlla mooy wàcc pour fajal ñu ko gis nga l'islam bu njëkk bi mooy dox ba tey fii kenn mënu fi nax kenn bu ñu jël état bëgg ko teg yére boo xamante ne tey dafa mel ni que état dafa ñëw di contre nit ñi. non épidémie bi dafa dépassé état dépassé na ko dépassé goo nga xamante ne ragal na mu faagaagal ñu kon tous les moyens yu mu mën a utiliser pour freiner d'abord loolu da koy def moom état mi nga xamante ne tey moom moo taxaw ne nañu tëj jàkka yi mais bu subaa di nga ko gis moom mooy demaat ci ñooñu ne def leen ñaan mais ñaan dafa jotagul nag bu ñu jiitu mbir mi te bu ñu utal suñu bopp ay noon man mii ba ñuy wax ziar général ba ñu koy waajal ak épidémie bi man gëstu bi ma ci def dama oo ña nga xamante ne am naa accès si ñoom ma ne leen nañu annuler ziar général bi pourquoi dajaloo gi ñu fay dajaloo mën nañu jural njaay goo xam ne du ñu xam fu ñu koy waxee feebar bi ni nga dégg cas yi nga dégg yëpp ban réaction nga gis ñu ne kat feebar bi jàpp na ñi ñu ne waa nitu diine yi dajaloo nañu ne ñu ngay ñaanal kooka dégg nga ko feebar bi li muy jàpp ak ñi muy daaneel ñëpp du ñun dañ ko bàyyi ak état mu jël ci ay responsabilités am di jël di faj nit ñi ma ne nit du joxe bopp di rocc làmmeñ. waaw mais nag xam ne ñoom ñu existé la aussi. entente mënul am. comment. parce que ñii dégluwuñu ñii wóoluwuñu ñii te loolu fu mu am entente mun fa am il faut aussi itam ñu dimbali ñi ñuy déglu gis nga tey jii bu ñu demee tey ci wàllu tarixa dafa am gëm-gëmu boppam li mu gëm état gëmul loolu état li mu gëm tarixa gëmul loolu ñaar ñooñu nga bëgg leen teg ci benn canapé ñu bokk jubboo waxtaan am na ay naxante yu ci nekk ñaar ñooñu mënuñoo déggoo dañuy seet rek fu ñu mën a ànde feebar bi du ay feebaru tarixa aussi itam foog mu loolu leer képp koo xamante ne état bu fekkoonte ne jëloon na ay devant avant bañ ko déggee Chine rek la ñëpp dëkk yëpp waroon a booloo dem fekk ji Chine jàppale ko waaye xam nga la moo ñu jural lii dañu ko bàyyi woon ak xeex bi te alquran waxoon nañu wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum xaassa doonte fitna ji yow jàpp nga ne doo ca dara fexeel mu fay mën nga ci doon dara ana mu tey boo seetloo tey ñi mu sonal ñëpp mooy ñi ko banaliser woon
muy France muy Italie muy Espagne dañu xeeboon feebar bi gis nga tey li mu leen jural loolu laay ragal man ñu dal ñu balaa ñuy wax tey diine bi jàkka yi ñu di leen tëj am na fu mu tàmbalee nañu fexe dajaloo yi d'abord bu fekkonte ne nag chef religieux yi kenn ku ci nekk la nga taxawoon nga ko tey ñoom sax man ci sama gisin ñoom ñooy jël kat oote ne kat jàkka yi nañ ci def stand by parce que fii affaire bi toll ñun ñi nga xam ne wàllu diine la ñu yor amuñu garab bi xam nga loolu amuñu garab bi ban tarixa moo lay génneel garab amoo garab moytul sa première garab mooy nga moytu bañ a dajale nit ñi di leen julli googu ñuy wax dafa mel ni lu mel nii mësuñu woon dal man damay documenté wu am ay relation ci biti yoo xamante ne mbir mu xew du ma bàyyi ba mu ne këtt na jonn may jóg bu ma déggee rek dinaa dem ci ñooñu ut ay recherche ut ay document ut ay xam parce que salaay salaam tam moom moo jàngale woon loolu bu leen toog rek ne yàcc lu ñëw na ngeen cee gëstu ba xam ca pour ñi ngeen cee jox gis nga dajaloo feebar bii da koy tere dégg nga loolu ndax ni muy duggee moo gaaw mësoon na am ci temps yenentu bi salaay salaam dañu ne problème bu amee bu ñu ko bëggee régler il faut ñu jëli histoire moo tax ma ne fii kenn mënu fi nax kenn man kataba qarra waaye wa xafisa farra li ñu bind kenn mënu ko effacer xam nga tey bi may ñëw démb bi ma déggee julli jumaa bi ak Touba man Touba laa Jurbel laa jàngee kër gu mag laa jàngee ci sama commencement jàng yi ci des ma dem uti ji ay diplôme mënuñu contre Touba mais man d'accorduma ci jiite julli jumaa bi pourquoi non attends Touba dañu jàng ci téere yi ñi jàng ci téere yi aussi non attends pour ne dañuy napp nit ñi def lu leen neex après boo leen laalee ñu def benn massif ñëw jóg ray la mais après bu ñu toogee ci seen conscience tranquille dinañ xam ne li ñu def defaabulul léegi nañ xool bu fekkee ni beneen cas du fa génnaat non attends man maa joxe man maa wax ne vendredi la ñu julli Touba attends dama attaqué ñëpp laa wax si internet laa ko njëkk a wax Touba moo jël ay responsabilités am julli nañu leen déglu ba àjjuma bii di ñëw yàlla du def injustice. Et ils ont pris leur prière et avec tous les dispositifs nécessaires autour du mosquée. Mais attends. gel beeg raxasu meeg balaa ngaa dugg ba ci biir avant. mais est-ce que jël nañu dañ ko distancé. est-ce que jël nañu ay dispositions ci ki yor feebar bi di ñëw. muy kan. yor nañ appareil bu leen wan ne leen kii man mii di julli si dama am feebar bi est-ce que yor nañu ko. attends ñi leen wuyu si ñëpp xamuñu ñaata ñoo ci yor feebar bi xamuñu ñaata lañ si contaminé c'est des risques yu nga xamante ne dañu ko jël sans réfléchir lu tax ñu tëj Masaalikul Jinaan tijji bu Touba warul am tanaqut contradiction warul am non at fii bu kenn mënu fi nax kenn Touba c'est Masaalikul Jinaan Touba c'est Touba. ah mais profond gëm bu la foi gëm est-ce que jàpp nga ne à son niveau suñu. ñaari Touba dafa am. xalif général bi ñaari tëj na bii nag. lu tax mu tijji fële. quand même dina am sa njaboot ñoo xamante ni yow sa bopp doo leen mën a yemal ndax xam ngeen seen gëm Serigne Touba fi mu toll. est-ce que doon na woon bu fekkoon dafa joxe ndigal yi itam du tee dinañ dem julli bi Touba te bu ko tëjee dinañ julleendoo fépp te rassemblement boobu moom du ko mën a gérer moo tax mu bàyyi Serigne Touba ki mbooloom. waa léegi. yàlla àtte. yàlla àtte dama ragal nag yàlla bu àtte nu jooy. ah je pense que benn cas. yàlla moo gën a seetaan ñëpp gis nga ñun kilifa yi dañ leen war a déglu mais kilifa yi waruñu ñu déglu bu ñu dégloo rek njaajaan njaay am maa ngi gis ñuy comparer 88 étudiants yi dañu amoon problème ak état ah ñu ne bu kenn julli juma au niveau Dakar ndax ragal nañu étudiants yi pëtaxlu ci biir jëy ya am dañ leen ko nangul am na yeneen quartier yu jiite yu julli juma tey quartier yooyu julli woon juma ci at boobu buzz lañ ko def te du buzz fitna ju ñu war a moytu ñëpp la war bu ñu ne juma bii dañu ko tëj ngir ragal fitna ma wax la leen pour ma wax la ne fii ñëpp a jàng kenn mënu fi nax kenn ma wax la julli juma xam nga feebar nga wax téere yi dañ la wax ne la soo ma amelee bor nga war a julli ji juma mënoo ma fay
ragal nga dajeek man ma néewal la doole ci bor boobu juma wàcce na la waa léegi loolu nu ñu koy firilee bor rek nga amee nit ki bor laa ameel nit ki bor bi ma la ameel yow xam naa ne mënuma la ko fay waaye sëkkatal nga ma te su ma jógee suma kër pour dem juma mën naa dajeek yow nga néewal ma doole charia nee na juma wàcc na ma feebar bi nga xamante ne nag yonent salaay salaam jëloon na ci ne feebar bu mel nii fu mu am dëkk boobu ngeen ko yëg bu fa kenn dugg muy Chine waaye ña nekk Chine bu kenn génn waaye léegi ñun xam nga lan lañ waroon lijjanti waaw bi salaay salaam waxee loolu ñamu waxoon ne dëkk boobu bu fa kenn dugg ñooñu nan lañ doon liggéeyee seen diine nan lañ doon demee ca jàkka ya ñooñu nan lañ doon dundee ci marché yi ñooñu nan lañ doon dundee ci seen vie loolu lañ waroon lijjanti. reportage bi ñoo xamante ni jàpp nañ ni feebar bi amul il y a aussi des sénégalais yu nekk ba léegi suñu dëkk bi depuis ba corona commencé ba léegi am na ñoo xamante ni gëmuñu ko waaye am na it ñoo xamante ni ba léegi mënuñoo jot ci li état bi dégagé pour rek jënd masque yeeg gel yeeg lépp lu lay maytuloo feebar bi am na ñoo xamante it maa ngi koy wax ci sama làmmiñ ci turu VFtv am na ñoo xamante ni it jotuñu it moyen yooyu waaye tamit am na ci maire yoo xamante ni ak i pas mal ci tranche d'âge bi nga xamante ni ay jeunes lañu ñoom ci seen bopp ñoo ko jëndal seen bopp ñoo ko tafal seen bopp te ci mbedd mi nga leen fekk ñu ngi ko pro ñooñu moom xam naa ni alors dégg nañ bu baax li état bu Sénégal dégagé pour rek arrêter li nga xamante ni mooy cette pandémie donc dañu ànd découvrir ndoo ko ensemble delluwaat waxtaan ak oustaz yéen ngi ak ba léegi Ok, ce que je dis aux autres, c'est de faire la même chose, puisqu'on sait que le virus est là, mais on ne sait pas comment. On n'a pas de, comment dirais-je, on n'a pas d'antidote pour ça. Alors là, il faut mieux se prévenir, il vaut mieux que guérir. Et ça se manifeste rapidement vu les conséquences qui se sont manifestées dans les autres pays. Et je veux que je dis aux autres de faire la même chose aussi. Hein. Okay. Tout juste éviter la propagation du virus. Alors vous savez, est-ce que c'était le moment quand même de fermer les mosquées alors qu'on a tout simplement 47 cas, mais pas de leur simplicité, alors mais c'est-à-dire, je ne pensais pas à ce niveau, est-ce que c'est très normal de fermer les mosquées? Oui, moi je dis que c'est très normal de fermer les mosquées, puisque vous savez tous que le virus se manifeste d'une telle sorte qu'on ne peut pas le maîtriser, sauf en dispersant les autres. Ici on a 36 cas à Touba, au Sénégal, donc on ne sait pas, les gens sont en train de voyager, de partir ici, par là, et c'est dangereux quoi, franchement parler. Le fait de regrouper les gens, moi je dis qu'il faut éviter quoi, il faut éviter cela. Quelques mots en wolof jàpp nga ni yëf yi yegg na tey foo xamante ni sénégalais yëpp ñoo war a mànkandoo daanandoo ko mais pour dajaloo ñun ñëpp mànkoo daanandoo ko dañoo war a am suñu objectif ñun en tant que Sénégal ou bien dañ ko war a xaar venant de l'État. Non waruñu ko xaar venant de l'État ñun ci ñun la war a commencer parce que du état bi moo nekk en danger boo xoolee bu ñu nee état rek ñun ñooy former état bi parce que ñun ñooy peuple bi ñoo war a jóg waruñu si xaar état bi ñëpp dañ ci war a taxaw. ñëpp dañ ci war a taxaw lu ñu war a def pour virus bi bu mu manifesté wu bu mu am doole ñu jóg si ba ñu am antidote bu koy guérir man loolu laay wax nit ñi état bi lépp lu mu tere rek nañ ko bay quoi parce que suñu wér pour ñun ñëpp la quoi bañ rek affaire bi gën a am doole ndax ñu ngi gis ay cas yi nga xamante ne ay mort am na si ak yooyu bëgguñu mu yegg fi ñun am nañu ay cas mais sant yàlla jógaguñu dee waaye yàlla bu mu fi yegg quoi man daal damay ñaan ñëpp ñu def. état bi lu mu wax daal dañ ko def ku nekk commencé ko këram nag waaw bu génnee ci biti ainsi de suite waaw ñu jóg bu baax tamit ci transport en commun yi tamit yooyu dañ ci war a jóg bu baax ñu wax ci tamit parce que xam nga kenn bu ci amee rek xam nga ak nu ñu jàngalee noonu lay propagé wu xam nga wóorul da ngay xam ne wóorul wax dëgg fa yàlla gars yi war nañ ci jóg tamit même si doon dañuy yokkaat ay yeneen bus su ko defee nombre buy nekk si bus bi du bëri dina baax trop. te ñi poussé ñëpp tamit boutiquiers yi ak ñëpp ñu protégé wu comme instant yi mënuñu tëj boutique parce que yàlla buñ ci yegg sax mais dañu war a protégé wu parce que boutiquier bi tamit ku nekk mi ngi ñëw si moom
ainsi de suite da ngay gis boutique yi ngay gis yëpp kenn protégé wu kenn deful gant kenn deful masque c'est dangereux te ñoom ñi ngi am contact tout le temps ak nit ñi xamuñu kuy ñëw ak ku dul ñëw xamuñu ku feebar ak ku feebarul kon daal damay ne rek ñëpp dañ ci war a taxaw parce que tey man su ma protégé wee que le protégé amul sens amul sens. d'accord mosquée yi nga xam ne tëj nañ ko ci ak école yi dafa ne jur na benn discorde bu yaatu oustaz si ak ñu ci bari nee nañ ce n'était pas le moment de fermer les mosquées est-ce que gis nga ni tamit moment bi daal tëj jumaa yi ñuy ñaanee pour épidémie bi teggee ko war jot na. waaw mais bu ñu xaaree ba affaire bi am doole après ñu ne dañuy tëj tamit day doon trop tard mieux vaut nga def ko léegi boo ko defee léegi lu bëri du ñu dal ñun ñëpp ay jullit lañu. bu ñu sañoon dañuy dem julli fu ne mais mbir mi moo toll nii yàllaa ko wàccee ñu ne lii la bañ feebar bi lii la bañ mais buñ ko def ku nekk mun na julli këram man loolu laa ko gisee école yi ak jàkk yi niñ ko tëjee man daal contre ma ci dara waaw contre ma ci kenn contre ma ci dara nañ ko def rek nañ ko def pour quelque temps la rek d'ici là nañu ñaan yàlla rek xam nga solution am ñi xeex lii mu jeex benn yoon quoi. mu des ci ginnaaw tuuti ñu bari doon wax ni lii du dal sénégalais lu dal noir mu dal ñu du dal sénégalais mu dal sénégalais ba fi may wax ak yow ñu ngi ñuy jot ci ay information que am na sax un cas boo xamante ni dee na au niveau de France naka la ñu war a gën a yokkee nag vigilance bi parce que état bi ba mu ko jëlee nag quand même am na tuuti coow ak li fi xew yëpp maintenant pour frontières yi tëju wala pour frontière aérienne tëju loolu ci état la dépendre mais gis nañu ba léegi am na ñuy duggantu. lan ngay wax en tant que lan nga ci loo en tant que citoyen. loolu lañ ci war a taxaw carrément ndax lii kenn warul dugg feebar boo amee ci dëkk kenn warul gën a dëkk boobu di dem beneen dëkk suñu diine ñun loolu la wax l'islam loolu la wax yonent bi loolu la wax bu dëkk bu amee feebar boo xam ne day walle kenn bu mu fa dugg kenn bu mu fa génn kon keneen ku tey teelu génn mais yow sa problème la mais bul dugg loolu lañ ci war a strict dañ ci war a strict ñii bu ñu jàllee ñeneen dañuy ñëwaat. ñii bu ñu jàllee ñeneen dañuy ñëwaat dëkk bi la ñuy indil problème rek man damay ne état bi da si war a gën a yokku ñi ngi ne du dal nit ku ñuul loolu ay wax la sénégalais moom dafa rëy lamiñ boo waxee ñu ne la nit ñi li duñu dal nii ak nii kër ci kër loolu ay wax kese la man daal na gars yi jóg na ñëpp protégé wu moo gën quoi ñu bañ rassemblement bi ñu éviter ko tout simplement quoi man loolu lay lancer quoi pour ñëpp def ko quoi na si ñëpp taxaw waaw su ko defee mbir mi du am doole quoi. d'accord pour finir gis nañ ne tamit état bi comme que jël na dogal ne bu ci kenn wax te maîtriser woo ko oustaz yi nga xamante ni ñaan la ñu yor ñii yàlla feeñu leen ñii ñu am ci pour it indi ci seen appui ñaan yàlla may leen ko ñoom dañ leen a addu ne leen bu leen ci wax lenn est-ce que yel na ñu bàyyi tout simplement médecins yi di ci wax ak docteurs yi ak scientifiques yi bañ a bàyyi oustaz yi di ci wax ndax tamit ñaan tamit mën na fi jëlee épidémie. non loolu moom du yoon mun nañu bàyyi oustaz yi wax. nañu wax de parce que fii fu mu toll ni kenn amul solution mun na am solution bi si taalibe lay jóge wala si keneen ki nga xamante ne oustaz la wala ainsi de suite kenn xamul yàlla fu mu koy jaaralee xam nañu garab baa ngi fi mais xamuñu nuñ koy traité mais yàlla mun na jaaral su ne mais boo xañee ñiy wax nga ne yow yaay wax te yow yàlla di ko jaaral si yow kon loolu day gën a yéex rek daf ñuy gën a tardel rek man daal kuy wax daal da nga wax lu la leer tamit waaw nga wax lu la leer et tout bañ a jaxase monde bi et tout waxal luy jëmale nit ñi ci kanam lii tamit mu mun a arrêté wu tout simplement ñaan yi moom dañ ñu ñaan rek ñaan la ñu am kon nañu ñaan. La VF TV vous remercie. ok merci beaucoup allez. waaw ñoo ngi sensibiliser citoyens yi nga xamante ne ñoo nekk si dëkk bi ku nekk nay sol masque parce que loolu mooy lu war waaw ñun ñuy sol isuteurs sax ñoo ngi yor ay masque mais sama masque moom si bi dama koo solul nii dama war a fu ma dem moo soriwul daal ñoo ngi naan daal ku nekk balaa moo lekk wala balaa moo naan wala balaa moo nuyu nit waaw ñuy mayante distance tamit quoi loolu daf la see baax waaw parce que xam naa ne moom Afrique moom affaire bu si duggee moom dinañ sonn lool waaw nañ ñaan yàlla suñu borom defal ñu sutura waaw si barki sëñ Mountakha waaw. mais gis nañ ni affaire yi fi mu nekk tas na ba yeggaat ci 47 est-ce que bu fekkee gënuñoo jël matuwaay bi ñu war affaire yi du gën a doy waar. mais faaw ñu yokk ministère yi foog mu yokk faaw mu def ay dispositions yoo xamante ne da koy jël mooy wàllum gis nga koom nga muy jël noonu mu jël si comme quartier bu nekk mu am benn oto boo xam patrouille lay nekk boo xam day sensibiliser nit yi loolu foog faaw ñu def ko parce que am na ñoo xamante ne ba léegi sama genre yi nga xamante ne ba léegi dañuy jàpp ne affaire bi ay wax la nii rek waaw gaa yi ko def noonu ay wax la nii mais faaw ñu gën a sensibiliser nit yi jeunes yeeg yooyu yëpp balaa ñoo lekk balaa ñoo def dara waaw ñuy raxasoog yooyu noonu quoi ak masque yi tamit masque yeeg produit yooyu waruñu koo jaay parce que Europe ba si instant yi nii kenn jaayal produit kenn jaay ko fii dañ koy jaay pharmacien dañ ko commencé yokk ak yooyu loolu dalul yoon
war ñoo yokk yooyu noonu produit kenn wala koo jaay loo xam day sensibiliser dafa war a nekk loo xam ne gratuit la wala état dafa war a jënd yoo xam ne bëri di ko joxe nit yi ku nekk am si quoi am na yoo xam mun ñoo nekk di jënd ay pharmacie ak yooyu noonu dañoo état moo war a génne disposition xaalis bu bëri xaalis bi dugg na mais nañ génnee xaalis bi loolu rek gis nañu tamit am na ñu bari ñu dugg ci biir jàpp ne alxuraan yi buñ jàngee suratul xaw ma lan di nga gis foofu karaw tax état bi ne léegi ku ko maîtriser wul bu ci wax est-ce que bu demee ba imam yi yaakaar ñaan pour épidémie bi dañ waxuñu tamit du gën a garaaw non yooyu man dama koo gëmul sax ay affaire la ay karaw ak si alxuraan ak yooyu noonu yooyu gëmu ko loolu bu amoon ñu bind ko si alxuraan wala nga gis ko si xadis mais yoo xamante ne ay feela yoo xamante gars yi nañ bàyyi di ñuy dugal seen bopp day war a bàyyi ñu mu dugal si diine gi sa waay dañ koo ñag bu yàgg am na yoo xamante ne mën nga si dugal ay karawu seet mu loolu ay karaw séeraan lañ gis sax di sonal di wala seen karaw la sax man yooyu gëma koo gëmul gars yi nañu jaamu yàlla ku nekk tuub suñu borom teg ne affaire bii nii moom moo ko def mu tuub suñu borom dalu suñu yàlla waaw da jiwlu ñaari rax pour lii dañ fi waaw loolu gën quoi lu sëñ bi wax rek sëñ Mountakha lu mu wax loolu rek ñoo ngi si ginnaawam waaw ñoo ngi si ginnaawam waaw jaajëf waaw ñu fekk le fii ngay jaay gis nga ni nit ñee ngi continuer di jënd si fii carrément avant feebar bi di am ak feebar bi di am ndax nit ñee ngi continuer jënd wala dañoo wàññeeku. waaw salaamaaleykum maa ngi leen nuyu yéen ñëpp yéen seen jàmm ah instant bii de moom njënd mi ngi wàññeeku bu baax mais nag sant rek parce que affaire yi moom ñun ñëpp dañuy comprendre rek dañuy xam ne affaire bi moom nii la war a demee rek dëkk bi instant bi moo laaj loolu. waaw ñu ngi ciy ñaan jàmm ak tawféex rek yàlla suñu borom mayaat ñu mbégte xéewal ba ñun ñëpp ñu delluwaat ci ñun nekkoon ci barke Mouhamed wax dëgg yàlla moom merci daal. mais ba feer bi xewee ba léegi ban changement moo am ci wàllu jaay mi ci wàllum hygiène bi ni ngay laalee lekk bi ak ni nga koy jaayee nit ñi lan moo ci changé. liñ ci changé de mooy xanaa ñun bu njëkk moom dañ daa ñëw rek toog jaay dem daawuñ ci def benn xalaat mais instant bi moom. ñu ngi ciy def suñuy matukaay ñu ngi ciy def suñuy produit wu di diwu ak itam par rapport nit ñi soo diwoo tuuti nga jaay presque ay 15 personnes wala 10 personnes di nga jëlaat sa produit wu nga diwuwaat dëgg fa yàlla loolu moom ñu ngi koy protéger suñu bopp ak itam changé waat comportement bu baax comme ak d'habitude niñ daa dikkee daal moom ñu ngi ko ci changement du yàlla bu baax. ñu ngi lay gërëm di la sant. merci. wàññi rek. dañuy jël nombre noonu rek daal dem. waaw. mais yéen ñi nga xam ne yéenay recevoir ñoom ñëpp ñi takk ak ñu takkul nag ngeen di def ba mucc ci danger bi. xanaa sant yàlla rek. jéem moytu rek. moytu baax a baax waaw. mais gis nga ne état waroon jël beneen motuwaay boo xamante ni dina permettre ñi dugg yëpp di mën di sol masque bi. loolu moom buñ ko defoon na baax moom. waaw. alors tëj yi ñu tëj jumaa ji nag. tëj yi moom doy na waar moom. waaw loolu da la am naa sam lu may wax. taxaw ci arrêt bi daal di takk sa masque nga doon nag koo xamante ni vraiment tu es un vrai citoyen. Je suis sensibilisée. Les médias et tout ce que l'on dit sur la maladie, franchement, ça fait peur. Oui. Il faut vraiment que les gens portent les masques, respectent les mesures à prendre. C'est vraiment intéressant et important pour que le Covid ne gagne pas du terrain. Est-ce que c'était aussi bien le moment de fermer les mosquées? Oui, pour moi, c'est bien. C'est pas une chose à longue durée. C'est juste pour quelques temps, histoire de se battre contre la maladie et après, les habitudes reprennent. C'est juste quelque chose pour un moment là. Juste ça, oui. Alors, un petit mot pour sensibiliser les gens qui vont... Alors, tout le monde, portez les masques, soyez avec le gel à tout moment. Le Covid-19 ne doit pas gagner du terrain au Sénégal. Franchement, de rien. maa ngi koy dégg rek dégg rek laa sam de. gëm nga ko. gëm naa koy maa ngi gis nit ñi di dee de waaw. mais ñi ne dañuy takk masque aussi boo gëmoon est-ce que masque du nekk moment bi ci yow. dëgg la waaye tamit amuñu moyen boobu ñu amoon moyen boobu kay takk masque na parce que yu bëri ñun ñu koy proposé waaye gisuñu ko waaw bu ñu ko gisoon tamit dañ koy def waaw. yow lan nga looy liggéey. man mécanicien laay liggéey. ndax feebar bi amul lu mu ci laal ba xaw ko handicapé tuuti. ndax parce que boobu ba léegi liggéeyatuñ tamit yoratuñ dërëm tamit fu mu toll nii lu ñu yóbbu suñu kër sax yoruñu ko waaw ba feebar bi dikkee ba léegi liggéeyatuñu waaw yoruñu dërëm waaw. kon loolu lu baax la wala looy ñaan mu continuer wala feebar bi jeex fi pour nga tàmbaliwaat liggéey. feebar bi jeex kay moo ñuy gënal ñu am lu ñu yóbbu suñu kër ay borom kër lañ waaw. mooy que ni coronavirus c'est vraiment un virus sérieux que sénégalais yëpp ku si nekk war nga si jël say matuwaay respecter consignes yi d'abord nga def ko pour yow mais aussi pour sa famille ak tout le monde
tu vois loolu laa am lu may wax. toi en personne ban matuwaay nga si jël carrément. man bu may génn maa ngi moytu maa ngi def ay gel sama loxo yi tout le temps maa ngi raxasu chaque 15 minutes s'il faut chaque 40 secondes maa ngi raxasu pour moytu tu vois du ma joxe loxo ku ma nuyu ma ne la ça va affaire bi moo ko waral tu vois alors su ma sañoon ñëpp def de même pour affaire bi bañ a propager aussi dëkk bi et tout ça là. léegi ku ne loxo ku ne nee bakkan léegi pourquoi pas nga jël masque wala genre. parce que masque bi am na ñuy naan que ni que dafa dangereux ñii di naan parce que boo ko jëlee tey jii nii sa loxo yi am ay yenn bactéries yi après nga laal ko sa bakkan bi ñu ngi naan mën na la andilaat encore yeneen affaire loolu moo tax. yan conseil nga am boo jox waa population sénégalaise. lu mel ni jox mooy que nañ respecter consignes yi rek comme nuñ ko ministre de la santé waxee ku si nekk respecter say consignes et tout ça là respecter matuwaay yi toog sa kër soo même su fekkee da ngay génn aussi tamit ngay moytu. et s'il s'agit de tes copines. de mes copines aussi pareil bu ñu joxee loxo bu ñuy génn tamit nañuy éviter rassemblement yu bëri yi et tout ça. à part les rassemblements comme ci foofu na la ñuy jëm si waat mooy religion bi instant bi bu la resté woon tuuti. ah religion bi luñ si wax pour man bu ñu demee ba tëj juma bu nekk mu juma mu yeneen bi bu ñu demee ba tëj ko parce que pour respecter xaw ma comment le dire daal waaw bu ñu demee ba tëj foofu noonu alors yeneen pour man yeneen mosquée yi suñ ko tëjee lu kii la tu vois merci beaucoup. ñoo ngi yor suñu zel dañuy raxasu ba set dañuy laal suñu zel waaw mu ngi nii waaw ñoo ngi koy utiliser li population bi wax parce que danoo bëgg jàngoro bi jóge Sénégal yëpp ak yeneen réew yëpp danoo bëgg mu jóge fi parce que danoo bëgg jàmm ndax ñun jàmm réew mi mooy suñu jàmm parce que ñun ñi bu nu amul jàmm ñun dunoo am jàmm kon yal na yàlla def jàmm si réew mi te ñëpp topp li population bi wax ndax jàngoro ji mën a jóg Sénégal ak yeneen réew yi ñoo ngi sant yàlla bu baax nag parce que ñi bëgg a jënd ñoo ngi jënd parce que ñun jaayuñu loo xamante ne xëy na day kii xajam wala nangam dañuy raxas ba mu set dañuy raxasu waaw xam nu ñuy jaayante client yi ak nu ñuy defante ak ñoom rek. jumaa yi moom wax dëgg yàlla mënoon nañu bàyyi rek nitu yàlla yi julli si jumaa yi ñaan parce que safaan bu amee dañuy wax ne nañu jéggalante nañuy jéggale di ñaan yàlla moo musal nu comme que loolu yëpp am na si nag mënoon nañoo bàyyi nitu yàlla yi ñu dem si jumaa yi yàlla rus leen waaw. merci beaucoup. waaw merci. man de moom bàyyi àll ba laa jóge lu ma si xam bëriwul moom mais moom lu may wax moom Macky Sall nañu gëstu borom seret yi sonn nañu instant yi nii billaahi ñoo ngi nii. mais la ngeen sonn ci wàllu feebar bi naka la. waaw ñun dañ doon wàccaale weccet mais ñun dañ gisatul lu ñu liggéey suba ba léegi seret yaa ngi nii jaraale leen jaruñu lu ñuy yeb. mais est-ce que bu fekkoon yaa ngi ak masque bi nit ñi duñu gën a ñeme. waaw peut-être rek mais moom ñun lu ñu jëndee max sax yoruñu ko ñoo ngi nii taxaw billaay instant yi moom bàyyi non du sumi sax dañuy wax dëgg waxtaan wax dëgg si la war na sëñ Fallou ñun moom xaalis gu ñu jox ñu noppaleku la ñuy gis instant yii nii dañu sonn war na yàlla maa ñaari jabar te instant yi lu mu leen jox yoratuma ko ñoom ñëpp ku si nekk dama ñu dem seen kër toog instant yi tons daa métti si ñun lool. léegi en tant que citoyen nga dëkk fi war a ñaan président mu yokk matuwaay ba nga mën si jot en tant que citoyen président di la seetaan loo koy wax. waaw nañu gëstu rek dimbali ñu ñun doomu réew mi lañu ñoo ngi nii barki yàlla bëgg nañu liggéey mais dañ gisul lu ñu liggéey war na sëñ Fall ñu ngi nii di si kaw télé bi ndekki wuñu añaguñu ñoo ngi nii taxaw billaay nañu gëstu rek war na yàlla sonn nañu torop dañ jàppale gëstuñu yéen it bu ngeen amee ngeen ñii sax jox ñu ni dañuy jël ñoo ngi. maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm masque de boo gisee ma def ko rek pour aar sa bopp waaw ndax ñu ngi wax ne mu ngi ci biir dëkk bi daal dama yaakaar ne dañoo war a jël ay masque sol ko waaw yor sa liquide di def ci say loxo mbaa nga def say gants waaw loolu moo tax ma def ko. mais masque bi yaa ko jëndal sa bopp wala état moo la ko jox. man maa ko jëndal sa bopp waaw pour aar sa bopp daal waaw. mais seetlu woo leen ni ba feeru tàmbali ak léegi jaay bi wàññeeku na ndax nit ñu bañ dañuy ragal. njaay mi moom wàññeeku na ndax liñ doon gisatuñu ko. waaw wàññeeku na bu baax a baax. waaye ngeen am ba feer bi ñëwee ba léegi ni ngeen changé di ngeen di jaay. xanaa fagaru rek waaw ndegam affaire bi moom yàlla ko wàccee ñu fagaru rek waaw. dañoo mosquée yi tëj nañ ko waaye mosquée yi tëj nañ ko est-ce que doon na yoon ñu tëj mosquée bi moment bi te ñuy ñaan ko épidémie bi teggee ko. déedéet du yoon moom pour ñu wàcc pour ñu kii ko pour ñu tere ko waaw ndax wax dëgg yàlla moo ñuy aar daal moo ñuy aar
waaw. lan ngay wax ñuy seetaan te gëmuñu feebar bi am na noonu lañ dollar africain laal na ko te it cas bi tàmbali na ba yegg ci ñaar fukk daanaka. ah ñu ñaan leen ñu nangu daal ñu nangu daal xam ne lii moom am na ndax yàllaa ko wàccee daal waaw nañ ko gëm daal waaye ñu ngi ñaan yàlla mi ko indi yàlla nañu ko yàlla teggil ñi jot a am yàlla nañu wér ak jàmm ñi amagul yàlla bu ñu am waaw loolu daal suñu borom daal la ñuy ñaan waaw. yow daal xalaatoo jaay di xëy di jaay te takko max. ah déedéet ndax moom affaire bi moom ndegam am na daal nañ takk masque rek moo gën a wóor waaw moo gën a wóor. soit nañ ñëw ci seen biir émission gis nga ni ngeen gisee askan wi ñi nga xamante ni taxawee nañ ko rek jàppale état bu Sénégal ak peuple bu Sénégal ngir rek corona bi daal di fiy yem daal di fiy jóge nag daal di jeex tàkk ci àdduna bi donc oustaz su ma juumutoon yaa ngi woon tout simplement ci ba mu dalee waa mag mais man balaa ngay avancer dama bëggoon am benn question bu ma la laaj nga continuer ko est-ce que bu fekkee dal na benn site wala bokk benn dëkk boobu amuñu imam jàkk neew fa amul fa kenn koo xamante ni lislaamam ñor na ba mu war a taxawal julli boppam ndax fàttali ko ci ay jamono yonent bi bu amaan ñu bëggoon tuub day jël ab jëmm yebale ko jëmm ne ko dem leen ngeen jàngal leen lislaam amoon na sax ñu ci demaan ñu rey leen ca dëkk ba ngir tàndaraloon piège mais bu amee fa ñoo xamante ni xamuñu ni ñuy sàmmoo ak seen diine l'islam est-ce que dañ leen di bàyyi foofu te duñu julli ba abadan durant l'épidémie ou bien forcément rek ñu fexe nu ñu duggee seen biir moom moo ko jëndal boppam am na ci ñu toog it ñu bari gis nga leen léegi ñu ne ñoom amuñu xaalis buñ ko jëndee est-ce que état bi du woon moom ci ay décision mu yombalal ko ci district yeeg pharmacien yeeg maire gox yeeg ñëpp di ko distribuer comme ça muy gel beeg leneen ay réunion ki cérémonie fu nekk mi ngi fay dem di sensibiliser nit ñi ñu toll noonu ñëpp a may matériel mais quand même bu tolloo fi may wax ak yow nii état bu Sénégal war na politiquement destiné di leen wax ni rek kii ko doon tàmm di leen ko présenté di soxna Xaar madame Niang moom nag dafa absenté tout simplement pour ay raisons personnelles mais du ñàkk fii ak 2 mois xam naa dina toogaat fii ñu toog gën leen leeral seen émission gën a ko ànd ak yéen ci ni mu ko daan ànd ak yéen waaye di leen wax ni émission bi du arrêté dañ koy ànd man mi dinaa continuer di leen jox lépp loo xamante ni madame Xaar doon na leen ko jox à chaud fépp fu information nekk danañ koy indi fépp fu loo xamante ni rek dina gën a taaral émission bi la VFtv pare na alors pour ànd kook ak yéen ba mu mat ndax xam naa ni yéen li ngeen soxla ñun rek moo leen ko mën a jox te wane na ko ci suñu ay publication suñu ay ni ñu koy diffuser au niveau de YouTube yéen ñu ngi leen gis yéen suñu ay internautes yéen suñu ay téléspectateurs fi ngeen nekk ak lu mu sori dinañ leen fa fekk jox leen ko information yi ak ni ngeen ko bëggee di wax ni rek suñu émission yegg na ca cappaandaw ko ñu ngi tàggoo ba beneen yoon te di leen jox beneen dig daje te di wax ni émission bi ñu def tey def ko ci coronavirus yàlla bu ñu am jotam bii di ñëw ndaxte coronavirus dafay jeex te ñu nekkaat ci leneen ndax Sénégal soxla na leneen lu dul feebar bi ñu ngi ñaan yéen oustaz yi yéen état bu Sénégal yéen peuple bu Sénégal yéen médecins yi yéen ñi nga xamante ni tamit yéen a ngi nekk à l'étranger di ñëwit bu ngeen di ñëw na ngeen jaar ci jaaruwaay bi bu ñu jëlee ay température ñu xam ni njort nañ ci yéen bi la feebar ñu daal di koy mën a dindi ci yéen balaa ngeen koy wàll ak fu mën a doon yéen ñiy jaar ci ay Mauritanie Rosso di jaar di bëtt ak ci frontière ferroviaire yi ñu ngi leen di ñaan yéen it ngeen jaar ci district yi ndax kat feebar boo xamante ni xamuñu fan la commencé na te xamuñu fan la yem yow mii dugg Sénégal njort nga ni mi ngi ci yow na nga dem yóbbu sa bopp tout simplement ñu daal lay faj ba deew doo mën a lor keneen ñu ngi leen di ñaanal tey ñaanal suñu bopp tey ñaanal Sénégal tey ñaanal àddina émission bi delluwaat te buy dellu si waat coronavirus bi daal di fiy jeex ñu ngi gërëm bu baax suñu invité oustaz di la ñaan nga tàggoo rek. di sant yàlla rek ci tàggoo bi ñu yàlla maye ñu yeggali ak jàmm di ñaan tam madame Xaar comme ni nga ko waxee fa mu nekk di xaar yàlla na fa trouver solution bu ñu dàqal lii mu dellu si waat tam ci mbiram di am kontaan tam ci ànd ak yéen ci lii di wax itam yàlla nañu trouver solution bu ñu dàqal li nga xamante ne mooy corona dóor mu kaaw mu dem kon nag jërë ngeen jëf. kon nag ni ko oustaz waxee nañu ànd ak peuple bu sénégalais dóor corona mu kaaw di leen jox dig daje ba beneen incha allah rabbi